bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa habibina wa shafi'ina wa nabiyyina mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an qudra arifin wa siddiqin abil abbas ahmad ibn muhammad at-tijani wa khulafaihi al-muhtadin wa li tariqati al-faizin ar-rabihin amma ba'du. qala sayyidi muhammad ibn Hasan ibn Abdullah ash-Shanawi al-Fasi at-Tijani radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu an nabiyyi fi ithaf al-khill al-wafi bi sharh alfaz al-hizb as-sayfi bi isnad muttasil min awwal al-kitab ilayhi wa an Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam annahu qala law kanat al-ashjaru aqlaman wal biharu midadan wajtama'at al-jinnu wal insu wal mala'ikatu kuttaban wa katabu ma'na bismillahir rahmanir rahim alf sana lama qadaru ala kitabati ashra ila akhirih. waaw kon gis nañu xadiis yi doon wax ci ngëneelu bismillahir rahmanir rahim. waaw biñ ci mujjee gis mooy ne wax ne képp ku jàng bismillahir rahmanir borom subhanahu wa ta'ala dana bindal ci xaraf bu nekk ñeenti junni yiw, faral la ñeenti junni bàkkaar, yëkkati la ñeenti junni daraja. waaw fii riwaayatin am na ci benn riwaaya xaala yent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne iza qaala su waxee al abdu jaam bi bismillahir rahmanir rahim kataba dana bind Allah bu yàlla hoo ñeel ko ibadata jaamu yàlla ak sab'amiyata sana maanaam juróom-ñaar téeméeri at. léegi beneen bi yeneen xadis bi ci tegu mooy bi ñuy war a gis ci suñ jotaay bi mooy waa naa si jël na ci Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala an nabi jël ci yent bi sallallahu alayhi wasallam annahu qaala dafa wax ne law kaanat bu fekkote nekk al ashjaaru garab yi aqlaaman ay xalima buñ ko soppoon def ko xalima garab yi ñu yett ko def lépp ay xalima wal bihaaru géej yëpp ñu def ko midaadan mu nekk ay daa wajtamaat mu dajaloo al jinnu jinne wal insu nit ñi wal malaaykat ak malaaykat kuttaaban ñëpp nekk ay bindkat wakata bu ñu bind maanaa bismillahir rahmanir rahim alfa sana ñaari junni ci at mooy ñaari million ci at deux mooy 2 millions. ñu ne waaw luy xew mu ne lama qadiru duñu am kàttan ala kitaabati ci bind ashra maanaam fukkeel bi maanaam mooy centième bi ñu bind centième ngëneel lu nekk ca basmal dégg nga waru yo soloef na tamit an nabi ci yent bi sallallahu alayhi wasallam annahu qaala dafa wax ne iza qaala boo xee al abdu jaam bi bismillahir rahmanir rahim mu ne waaw qaalat dana wax aljanna na labbayka wuyu naa la wa sa'dayka te texe ñeel na la maanaam texe ci yow yaa ko mu allahumma yow bur yàlla inna abdaka naka sa jaam bi fulaanan diw qaala wax na bismillahir rahmanir rahim allahumma yow bur yàlla akhriju génne ko minan naari ci sawara wa adkhulu te nanga ko dugal jannata ak sa àjjana dama waru wuyo solet na ba tey an nabi jël ci yent bi sallallahu alayhi wasallam annahu qaala ne dafa wax ne inna fil jannati leer boo nee na nekk na fe ci affaire ci aljana jabalan aw doj boo xam ne yuqaal def na loo ñeel ko jabalu rahmati dajug yërmande wa alayhi te nekk na ci kaw doj booba qasrun ab njënd maanaam ab benn palais yuqaal def na wax loo qasrul islam lañ koy wax njëndug l'islam nee na wa fil qasri ci njënd gi am na baytul ab néeg yuqaalu boo xam ne loo def na wax loo ñeel ko baytul jalaali néegu maanaam baytul jalaal lañ koy wax dégg nga néegu màggaay wi wal qasr njënd gi nag isna ashara alfa maanaam fukki la ak junni maanaam fukk ak ñaar la ci ay junni misra'an ci ay maanaam ay xeeti putu yoo xamante ne min askifatil baabi maanaam li ko dalee ci catu bunt bi ilaa aaxar bi ilaa uxraaj jëm ca beneen masirata xamsata maanaam masirata doxuk xamsa mi ata juróomi téeméer am cay at la laa tuftaxu deful ubbi tilkal abwaab yooyu la bunt illaa lu dul li qaa'ilin ñeel ki nga xamante ne moom moo wax bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim tabaan
comme niñ ko waxee ci net ci gis nga amul la nee nañu voilà dégg voilà jarul ñuy guddalaat ci liñ doon wax ci ne wax yi saxul voilà ngëneel yi ñuy wax li muy neex saxul voilà tekkiwul ne amul mais saxul voilà parfois même wax mën na nekk lu ñu sos ni lu ñu sos mu leer na ne dañ ko sos mais tekkiwul ne wax ji du nekk dëgg nekkul dëgg tekkiwul ne wax ji nekkul dëgg waaye ala kulli xaalin mëneefu ci sukkandikoo te deefu ko nettali lu dul ñu leeral ne mbir mi nii la demee yàlla nañu yàlla sàmm waxu kee nettaleef na ba tey anna Isa ne yent yàlla Isa ibn Maryam alayhi salaam marra romb na ala qabrin ci benn ci bàmmeel fara mu daal di gis malaaykatul azaabi malaaykatul azaabi malaaka yi mbugal bu yu azabuna ñu mbugal maytan ku faatu ku génn àdduna ab néew fa lamma aada ba mu dellu seemen siyaaxatihi ci tukkeem maanaam mooy tourisme bi mu doon def maanaam siyaaxa maanaam da doon tax ci kaw suuf si bari yent yàlla Isa sa bokk na ci li mu ràññeekoon mooy loolu da daan def rek di dem ci dëkk yi ci réew yi di wër xeetu voilà nitu tourisme la woon dégg nga mu marra bi kon bi mu tukkee foofa doxaat ba dellu si waat marra mu rombaat ala zalikal xabri ci boobule bàmmeel fa wajada mu daj ne mu gis ne al azab mbugal mi xat dëgg-dëgg rufi'a yëkkati nañ ko an saahibi wëlif ki nga xam te ne moom mooy borom bàmmeel ba bañ daan mbugal fa salla mu daal di julli wa daa mu daal di ñaan mu daal di ñaan allah bur yàlla taala aji kaay ji fa awxa mu daal di waxyu allah bur yàlla taala aji kaay ji ilayhi ci moom yaa isa ne ko yonent yàlla isa alayhi salaam kaana nekkoon na hadal abdu bi la jaam day aseen di aji mooy waxate dëgg-dëgg maata génn àdduna boo xam ne mahbusan di koo xamante ne dañ koo tëj téye ko fii azab bi ci sama mbugal waxate dëgg-dëgg taraka bana imraatan ab doom boo xam kii jigéen joo xam ne xublaa dafa ëmboon fa waladat mu daal di jur wala dan doom wa rabathu mu yar ko xatta kabura mbete mu màgg fa sallamathu mu daal di koy jébbal ilal muallimi ci borom ci jàngalekat ba fa laqanahu mu jàngal ko mu sako al muallimi aji jàngale ji bismillahir rahmanir rahim mu sako ko mu ne fastahyaytu ma am kersa nag min abdi ci sama jaam an u'adhibahu mu ji ko mbugal fii batnil ardi ci suufu ci biir suuf si wa waladuhu te doomam yazkur mi ngi tudd ismi sama tur ala zahriha ci kaw suuf si wax ji moom tabaan lan non c'est-à-dire que dafa bokk ci ni ñu xàmmee wax ju wérul maanaam mawdu lu ñu sos mooy wa an yakuna naawiyan mooy mu nekk loo xam ne dafa sori trop voilà wa ma qubil ta'wiluhu wa an yakuna naawiyan wa ma qubil ta'wiluhu mooy mu nekk loo xamante ne dafa sori trop ci réalité bi te mënee futa nangu interprétation bi bismillahir rahmanir rahim ñan ñoo yor yenent bu ñuy jàngal ak téere boo xamante ne bu ñuy tàmbale njàng ma bismillahir rahman la ñuy tàmbale jullit ñi yent yàlla Isaa kañ la ñëw bien avant maanaam dafa am yoo xamante ne loolu moom mooy bokk na ci mooy imma bi iqraarin wala mën a gis nga wala wadaw fiihi urifa imma bi iqraarin wa ma yahkihi wa rikkatin wa bi dalilin fiihi bokk na ci ni ñuy xàmmee mawdu lu ñu sos de toute pièce monté ko de toute pièce mooy loo xamante ne dégg nga wal wadaw fiihi urifa imma bi iqrar mooy nit ki taxaw ne nettali ab xadiis ba pare wala mu nettali wax ba mu yàgg mu jékki-jékki daan ne gaay ñu ne waaw mu ne man de maa waxoon nangam ñu ne waaw mu ne waaye nag waxeen nag waaye ñu ne affaire ay la yoon du dëgg loolu xeetu mën a wedd la wamaa yax ci wala bopp wax ju ko jege maanaam lu ko nuru mooy lan mooy par exemple man ma nettali ne gis nga 1978 day nga ne waaw non wala boog nga ne voilà nga ne ñu jël exemple kan
Seyd Mouhamadul Hafiz Seyd Mouhamad Hafiz radiyallahu anhu kañ la génn àdduna Seyd Mouhamad Hafiz ñu génn àdduna kañ 1978 radiyallahu anhu Seyd Mouhamad Hafiz waaw mel na Tijaani al-Misri de toute façon mënul nekk Ash-Shinqiti kooku voilà kooku ci beneen siècle bi la bokkoon waaw kooku moom waaw dégg nga kon Seyd Mouhamad Hafiz bii la radiyallahu parce que Seyd Mouhamad Hafiz Ash-Shinqiti moo mag Cheikh Omar radiyallahu anhu moo ko mag bu baax sax dégg nga non gisantewul non voilà dégg nga mais Seyd Mouhamad Hafiz kat bi ñuy wax mooy At-Tijaani al-Misri voilà mi ngi génn àdduna 1978 tey man bu ma taxawoon di nekk di daan ni gars yi Seyd Mouhamad Hafiz da ndeysaan mës nañoo toog benn jotaay mu wax nangam ak nangam après ñu laaj ma samay date ma ni les années 80 laa judd maanaam automatiquement dañuy xam ne man ci sama jëmmi bopp maa taxaw weddi la ma waxoon maanaam loolu mooy loolu moom ak ma taxawoon wax ne hey gars yi affaire bi musul am wala boog par exemple ma toog daan ne ba ñu nekkee Makka ndeysaan ci Kaaba gi nangam benn waay ñëw na ñuy wax nangam ma nettali toute une histoire reliée à benn moment bu ñu nekkoon ci Kaaba gi ñu toog ba benn bés ñu laaj ma ne ma mais yow ñaata yoon nga aji Makka ñaata yoon nga mës a dem Makka aji wala umra wala nga dem fa noonu rek def man la non man Makka musuma fa dem man continent asiatique bi sax musuma fa dugg loolu mooy jëmmi weddinaa la mu jëkkoon a wax voilà loolu mooy yow maa yax ci warikatin wax joo xamante ne moom dadul sax maanaam dadul day am benn rakaaka mooy wax joo xam ne day ñàkk sax xo maanaam du am benn amul benn rafetaay wax joo xam ne amul benn organisation amul benn maanaa yanuwul maanaa daal mooy comme lii rek wa bi dalilin fii wala boog dalil bu nekk ci biir maanaam wax joo xamante ne tegtal gi ci demi boppam moo nekk fi bon am maanaam rikkatin mooy comme xadiis yi bi ñu gis léegi sànq ay am na benn montagne bi am benn kii nangam kii yooyu noonu mooy rikkat yi mooy rakaake goo xamante ne boo xoolee da nga gis ne lii du wax yent bi sallallahu alayhi wasallam woo bi dalilin fii mooy lii ñuy wax mooy loo xamante ne wax ji ci jëmmi boppam dafa am preuve argument bu leer nañ buy dëggal buy wane ni loolu du dëgg mënta ne amul benn téere bu ñuy jàng dugg yooni bu dugg nasaraani boo xamante ne dañ fay jàng mu ñëw ñun di bind bismillahir rahmanir rahim ci jaar bi amul voilà voilà tout simplement loolu mooy wane ne mbir mi du dëgg loolu nañu yàlla sàmm na bu gën a garaaw sax mooy loolu nañu yàlla sàmm dégg nga kon war wu ya nee nañ soloo nañ ba tey annaha nakan moom ne basmala unzilat wàcc nañ ko ala isa ci yent isa alayhi salaam fil mahdi bi mu nekkee ci mahdi bi mooy berse ci laytaay yi voilà mahdi mooy laytaay en fait loolu lay gën a tekki sax mooy laytaay berceau voilà fakaana nee na mu nekk la yazkur doon woon sikar shay'an dara akthar minha lu akthar lu ëpp minha ci bismillahir rahmanir rahim ilaa an awha ba bañu wax yu la ñeel ko ne ko yabna maryama yow doomu maryama maanaam yentu yàlla yi sa ilzam taqool ak zikraha ci zikkar ko laylaka sa guddi wa naharak ak sa bëccëg wa iqbaarak ak sa jubluwaay sa dëgmal wa idbaarak ak sa dummóoyu sa dëgmal maanaam sa dem ak sa dikk wa jamia ak ci mboolem xarakaatika say yëngu wa sakanaat ak say dal fa innahu ndax li wér boor mooy man jaa ak képp ku dikkee yawmal qiyaamati bi su taxawaay bi wa fi saxiifati yi fekk na ci këyitam yi maanaam mooy registré samaana mi ata am na juróom-ñetti téeméer bismillahir rahmanir rahim woo woote moom muuqinun mu wóolu bi rububiyyati ci sama moomeel gu yaatu ne maa moom lépp
nee na basitat def na tàllal alayhi ci moom rahmati sama yërmande wa usiha def na yaatal la ñeel ko xabrahu bàmmeelam madda basarihi ci fa bëtam yam wa am la aho te dana ko feesal bàmmeel bi ba tey alayhi ci moom bi nuuri ci leer wa rahmati ak yërmande xattaa mbétee yóbaasu ñu dekkil minhu ci moom wa wajhahu fekk xar kanamam wala boog yobaasu mu dekkee minhu ci bàmmeel ba wa wajhahu fekk xar kanamam yetta la ma ngay mellax bi nuuri ci leer fa xaasibahu bu ko defee ma caytu ko maanaam ma réglé ko xisaaban ak caytu yasiran gu woyof wa asqala mu feesal mu diisal la woo ñeel ko misaano saqilu ma diisal la woo ñeel ko misaano mandaxem maanaam balance am wa oxti ma jox ko an nuura leer atta ma gu mat sëkk ala siraat ci kaw siraat xataa mbéte yadxula mu dugg aljannata aljanna wa amarate dana digal mu daal di yenn aji woote boo xam ne yu naa di wa amuru danaa digal mu naa di yenn aji woote yu naa di buy woote alayhi ci moom fii arafaati ci tartaril alqiyaamati taxawaay gu metti googu yowmal qiyaamati bi saadati ci texawal maghfirat ak njéggal fa qaala mu daal di wax Isa yonent Yàlla Isa alayhi salaam nee na yaa rabbi yow sama borom haasa lii den man maa ko moom xaasatan ndax man rek maa ko jagoo qaala mu ne huwa lii kat laka ñeen na la wala man ak ñëpp képp koo xam ne axasa jàppe na dégg nga wala man waaw axada maanaam axadahu ku ko jàppee wala boog yaxudu ko mu jàpp la ilaa yawmil qiyaamati bisu taxawaay maanaam ku ko jàppee ci yow kooku jël ko ci keneen ba ci yawmil qiyaamati mais ala kulli xaalin wax ji jarul ñu koy firi jarul ñu ci taxaw di ci détailler wax ji de toute façon moom moo kii ko jiitu moom bii ko jiitu moo ñoo yam am na beneen bu leen gën a garaaw moom boobu moo gën a banaat moo gën a garaaw moom neen Yàlla Isaa bi mu nekkee xale dafa dem nee na ñu koy jàngal bismillahir rahmanir rahim ne mu ñu ne ko baa bi lan la nee na sëriñ bi ne baa mu ne ko baa bi sëñ bi baa bi mooy lan mu ne ko baa sëñ bi ne man xaw ma ko de mu ne ko mooy baxaw laay siin gi daal mu ko siin moo déet bu dem siin mooy lan mu ne ko non sëñ bi kooku loolu maanaam question bi mooy est-ce que ku koy nettali maanaam day xalaat est-ce que maanaam xel mi ci boppam baax la est-ce que moom ci jëmmi boppam nit ku wér la. voilà non mais c'est vrai nit ku koy nettali da ngay gis nit ki di ko nettali ci jotaay boo xam ne ay junniy nit a ko mais li gën a yéeme mooy kenn du toog sax di réfléchir ndax wax ji mën na nekk dëgg wala déet. mais de toute façon li ñu fi wax barki démb mooy. yonent Yàlla Suleymaan alayhi salaatu wassalaam. voilà ak yonent salaam. la ko yàlla jox. voilà te boo xoolee. te yonent Yàlla Suleymaan alayhi salaam ci lettre bi la ko bindoon loolu moo ci sax leneen saxu ci. d'accord. voilà yonent bi sallallahu alayhi wasallam xeet yi moom xeet yonent bi sallallahu alayhi wasallam dong la ko jox. ngëneel gu toll noonu xaqiqatan bu fekkonte ne am na ñeneen ñu ko yor ci xeet yi kon dinañ ko xam. benn danañ ko xam ñaareel bi mooy danañ ko bind ci ñoom ci seen téere yi dinañ wax ne affaire bi kat am ci suñ téere yi la nekk. ñetteel bi moom mooy ne kon alquran du am benn ngëneel ci kaw yeneen téere yi parce que alquran maanaam yépp secret bi yépp mi ngi ci basmala. voilà. ala kulli haal yii lañuy wax ay israéliyaat et cetera lii nag dafa fees. yenn téere borom xam-xam yi moo tax il faut que nit ki tamit di am recul di jàngat mbir yi ci voilà xaqiqatan ci voilà. il faut avoir un regard critique. voilà non pas critique mais plutôt une étude voilà appropriée. voilà une étude appropriée. d'accord waaye loolu noonu cela ne remet pas en cause maanaam nitu yàlla yooyu. ak seeni téere mais wax yi ci nekk. waaw xam nga ñu bàyyi ko xel. xam nga liñ naan xam nga fi mu toll du lépp lu ñu dégg rek dëgg la du lépp lu nuy wax rek dëgg la. muy ci télé muy ci rajo muy ci journal muy ci téere yi aussi. du lépp lu ñuy wax rek dëgg la. voilà et que nit ku nekk dafa am rigueur bu mu maanaam boo gisee boobu ba léegi ñu ciy taxaw léeg-léeg nii di préciser waat yooyu loolu rek la
c'est-à-dire que lu nekk dafa am rigueur bu mu laaj tout simplement xam-xam bu nekk dafa am rigueur bu mu laaj eh bien il faut appliquer cette rigueur voilà tout simplement voilà tout simplement d'ailleurs sëriñ bi moom ci jëmmi boppam radiyallahu anhu ñu ngi nettali yi mais moom ci boppam doogu ci dégg day wax nee nañ nettali nañ voilà sirata jasm la voilà voilà mais yii yëpp muy def nii on va dire nettali yi yëpp muy def nii pour saxal ngëneelu basmala la. voilà maintenant am na ci yoo xamante ne sax nañ comme yi ñu wax ne am na yoo xam ne ay xadis yu sax la am yeneen xadis yoo xam ne daif lañ certes mais bu ñu daifee aussi am nañu voilà quoi c'est-à-dire que dañuy dëgërante seen biir. dañuy dëgëralante voilà seen biir. voilà te di dëggalu maanaam. te à un moment donné voilà day wane gëneel bi basmala am effectivement. voilà te loolu lañu war a bàyyi xel. te loolu moom moo ëpp solo voilà comprendre noonu day simple après. voilà waaw donc di ko wax yi moom da koy dégg rek waaye. voilà dégg nga aywa dégg nga wa axraja solo na génne na at-Tabarani ak Abul Qasim at-Tabarani rahimahullah an Salman al-Farisi radiyallahu anhu annahu qaala na wax na qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nee na laa yadxulu du duggal jannata ajjana ahad kenn illaa lu dul bi jawaasi ci jaare ci yoonu maanaam mooy li ñuy wax passeport comme passeport bismillahir rahmanir rahim ndax haza lii kat kitaabun téere la minallahi bu tukkee ci yàlla azza wa jalla màgg na tedd na li fulaan neel diw indi fulaan neel diw adxuluhu dugal leen ko jannatan ajjana aaliyatan bu kawe qutuufuha boo xamante ne witti yee ñu witti maanaam lañu war a witti ci ñam ya daaniyatun woy jegeñ leen maanaam loolu lañu bind maanaam passeport bi loolu lañu ci bind bismillahir rahmanir rahim di téere la bu tukkee ci yàlla bu diwu doomu diw et cetera tabaan voilà dégg nga voilà waa xarajo génn na ba tey at-Tabarani wa Ibn Mardawayh wa Abdurrazzaq wa Ibn al-Munzir ash-Shirazi wa al-Khatib mooy al-Baghdadi an Salman al-Farisi wa Abi Hurayrata radiyallahu anhuma dégg nga anna nabiyya yonent bi kat sallallahu alayhi wa sallam qaala dafa wax ne yaa Aba Hurayra ya Aba Hurayra idha tawadda'ta booy jàpp faqul waxal bismillahir rahmanir rahim waxal bismillahir rahim soo jàpp fa inna ndax li wér boor mooy xafazataka maanaam sax way sàmm ya maanaam malaaka yi nga xam ne ñoo lay garder la tastarihu duñu noppalu an taktuba ci ñuy bind laka di la ñeel alxasanaat ay yiw yi hatta tafraga mbete nga pare mbete nga noppi ca la nga def ca la nga nekk wa idha ghashita saa yoo congee maanaam ahlaka sak ñoñ sa waa kër maanaam mooy soo sëyee ak sa soxna faqul waxal bismillah fa inna hafazataka ndax ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi lay yaar mooy malaaka yi ñaari malaaka yi yaktubuna dañuy bind la ko ñeel la alxasanaat yi hatta taghtasila mbete nga sangu minal janabati janaba fa in xasala bu amee la ka ñeel bu xewee la ka ñeel min tilkal mawaqati yi la xew-xew maanaam xew-xew boobu rek maanaam mooy sëy nga sëy ak soxna si bu amee ci moom wala doom kutiba def na bindal la ka ñeel la alxasanaat yi ba'da anfas ginnaaw nokki zalikal walad boobule doom no bi adadi ci bi adadi la ci limuy anfas nokki zalikal walad boobule doom wa bi adadi ak ci limi aqabihi ay maanaam ñi muy bàcce ginnaaw inkaana ndem ñeel loxo ñeel inkaana ndem nekk na loxo ñeel ko aqabun ay maanaam ñu njaboot maanaam ñu bàyyi ci ginnaaw maanaam ñuy judduwaat ci ginnaaw ay sët ak doom sët et cetera laa yabqa du des minhum ci ñoom ahadun kenn voilà kenn ci ñoom du des lu dul ne bu dee da ngay wax bismillahir rahmanir rahim ñoom ñëpp seeni tiyaaba yi seen limug nokki
da nga ci lañ lay bindal ci tiyaaba. xadis bi tamit wérul yii yëpp wérul voilà comme li imam Ahmad doon wax bismillahir rahmanir rahim ci tàmbaleeg jàpp amul benn xadis bu ci wér laa yathbutu fiihi shay loolu la imam Ahmad wax dara saxu ci rahimahullah. waaye am na yeneen ñaan yi def yeneen. bu ñuy jàpp waaw bu ñuy jàpp non bu ñuy jàpp bismillah bi ñuy wax ci jàpp dañ maanaam moo tax boo xoolee Maliki rahmatullah ngëneel lañ ko wax gis na dañ ngëneel la ndax lan ndax ngëneel gi nekk ci wax bismillah ci booy tàmbali mbir mu ne. waaw en commençant toute chose tout ça. voilà muy Maliki yi muy Shafi'i yi muy. en fait c'est parce que ñi ci des amuñu loolu moom amuñu différence boobu moo tax maanaam muy Hanafi yi ak ñan ak Shafi'i rahmatullah c'est que ak Hanabila d'ailleurs amuñu différence entre ñoom sunna lañ am. jeex na maanaam ci yi ñuy wax maanaam farata lañ am ak sunna alors que Maliki yi ñoom ñoo am différence entre sunna farata déedéet ngëneel fadl wala fadila ak la mandub mustahab tatawwu voilà Maliki yi ñoo am différence bu ñu établir ci loolu su ma juumul ci darsu bidaaya yi am na darsu boo xam ne ci loolu leeraloon nañ ko ci. bidaayatul mujtahid. voilà bidaayatul mujtahid. voilà leeraloon nañ ko ci. différence bi lan la Maliki yi di wax bu ñu waxee lii lan lay tekki bu ñu waxee sunna bokkut ak fadila ak mandub ak mustahab benn la mais bokkul ba tey ak yeneen yi ci des ba pare bokkul ak lu ñuy wax tatawwu ak bokk voilà bokk tamit ci lu ñuy wax raxiba voilà mais yii yëpp boo xoolee yeneen ngir yi ñoom sunna rek la ñuy wax mais Maliki rahmatullah ñoom ñoo indi teqante di différence ci seen mazhab voilà léegi nag boo gisee kon ñoom ngëneel la ñuy wax ñi ci des dañuy wax sunna voilà maanaam parce que du farata aussi voilà wala ñu wax mustahab mais bu ñu xoolee xanaa bi lay rahmatullah alayhim ànd ak ne d'accord nañ ci ne du kii la du xadis wéru ci comme li imam Ahmad wax xadis laa yathbutu fihi shay lépp luy wax waxu basmala bismillahir rahmanir rahim xadis wéru ci luy wax bismillah ci lan ci njàpp xadis wéru ci xadis boo gis ñu ne yent bi nee na sallallahu alayhi wasallam booy jàpp nga ni boo waxee bismillah nangam na rek wala bismillah xadis boobu wérul moom booy gis baat bi rek neel acca lii siiñ la buy wat kon bokk na ci ni ñuy xamee sax xadis bu wérul mooy nga gis muy wax ngëneelu basmala ci jàpp wala mu ci wax loolu amul dara lu ci wér waaw xadis yi fan lañ jógee quand même xadis yi fan lañ jógee fan lañ jógee ci non ay looloo tax lu xadis am solo mais comme sëñ Moussa Fall kon mais du loolu laa lay wax yow kon yaa ngi doon comprendre enjeu bi non man kay comprendre naa enjeu bi mais man kon bu ma neexee man moo tax ma sos sama xadis kon man mun naa sos sama xadis mais non soo ko defee wutal ko isna man maay njëkk a xam ne wérul waaw d'accord mais je veux dire waaw ñi day wane ni mais nit ku nekk mun na jóg sos xadisam indi isnaadam wax xam ne yéen saa sala moo ko wax waaw nit ku ne mën na ko def mais su ko defee su ko defee aussi chaque fois dinañ ko découvrir voilà te il suffit que borom xam-xam bu mag ci beneen domaine def ko ci benn xadis quelle que soit la raison bu ko defee comme ni nga ko waxee woon mooy mu def ko benn yoon ci xam-xam xadis sos benn xadis pour c'est bon wala pour la vie kenn dootu ko nangooti il est condamné à vie mooy ci xadis léegi kenn du bàyyi kenn dootul bàyyeeti xel waxam à vie il est condamné deram yàqu ba faw durant les siècles ah oui voilà
wa man yatuba an fisqihi fal yuqbali aw kadhibil hadithi fabnu hanbali wa sayrafiyu wal humaydiyu abaw qubulahu mu'abbadan thumma na'aw min ba'di za min kull min qab min ba'di min ba'di ma za min kulli ma rawahu wan Nawawi kulla za abaw wa ma hakaahu al aqdamuna arjahu daliluhu fi sharhina muwaddahu. voilà walla maanaam tu kàccoore ik maanaam façon bàkkaar bu la neex soo ko tuubee wa man yatub an fisqihi falyuqbal def na ko nangu. bàkkaar boo tuub bu ne ginnaaw boo tuubee dinañ ko nangu après xadiis yi ngay nettali ñu mën ko accepter. même ki nekk yéeféer su nekkee yéeféer moment bi muy nekk yéeféer kenn du nangu ay waxam ci xadis mais bu tuubee nekk jullit su rapporté xadis bu fekkente ne am tuubam si yàlla na nit ki jub na dañuy nangu xadis mais wa kadhibil xadis yi waaye wax lu dul dëgg ci xadis déedéet mu ne wax imam ibnu Hanbal mooy imam Ahmad ibnu Hanbal imam as-Sayrafi imam al-Humaydi ñii ñépp abaw bañ nañu xubulahoo nangu ko mu abadan ba faw dootuñu nangooti benn waxam benn yoon la mës a wax lu dëgg ci xadis kan nit ku wax benn yoon laa nga xam ne wax na lu dul dëgg nettali xadis boo xam ne moom xam na ni du dëgg mu nettali ko wala mu sosal ko boppam mu nettali ko wut benn yoon ci àddunaam ñu découvrir ko ba abadan kenn dootul nangooti waxam summa na aw ba pare ñu delluwaat ginnaaw dàq min kulli ma min qabli zara waaw. est-ce que mën nañu joxe exemple insha Allah waaw waxoon nañ ko ci jotaay bi wees rek Nuh ibn Abi Maryam par exemple moom nit ku pourtant nit la koo xamante ne xam en fait effectivement xam-xam yu bari la yoroon xam-xam bu bare la yoroon kooku. nit ku ba pare jaamukat yàlla la nangam et cetera tout ça mais dafa ne moom dafa sos moo sos xadiis yi nga xam ne ñoom ñooy wax ci ngëneelu ngëneelu saaru alxuraan yi yóbbu ko jëli ko an Ikrima ibnu Abbas ibnu Abbas mu Yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na waaye gars yi dañ ñu ko non affaire bi mënul ne sëñ bi nañ xool comment ça se fait que parce que loolu tam bokk na ci li nga xamee ni wax ji dañ koo sos comment ça se fait que taalibee Ikrima yépp yow dong kese rek yaa dégg ci ñoom ci moom xadiis yi yépp saar bu ne nga wax ci ngëneelam ba muy 114 saar yépp non laa bëri. comment ça se fait que yow rek yaa ko dégg ci taalibee Ikrima yi et comment ça se fait que ñi daan ànd ak Ibn Abbas yépp Ikrima rek moo ko ci déggoon donc affaire bi ça yanuwul maanaam mu ne woy bon c'est que dama gis nit ñi di dem di yittewoo fekk ko Abu Hanifa wax noonu la ba nga xamante ne daf leen a préoccupé ba nga xamante ne jàng alxuraan bi dañ cee sawaratul mu bëggoon nag ñu sawar rek ci njàngum alxuraan moo tax ma sos yi ilaha illallah pour rek ne de toute façon lu baax rek la de toute façon da leen di sawarloo ci lu baax rek loolu laa ci jublu woon waaw Yonent bi sallallahu alayhi wasallam kenn du ko sosal voilà quelle que soit la raison. quelle que soit la raison voilà te kooku même bu tuubee kenn dootu nangooti ay waxam léegi nag loolu la wax ne mu ne waaye nag gaa yi ñoom imam Ahmad ñoom as-Sayrafi Humaydi rahmatullah ak ñeneen d'ailleurs ñu ëpp ci ba ma xoox hadith yi mu ne nag loolu lañu wax mu ne mais nag wan Nawawi yu kulla za abahu imam an-Nawawi moom yëpp da ko bañ imam an-Nawawi dañuy déedéet gaa yi dañ sévère trop yéeféer mu ngi nii moo gën a garaaw te yéeféer ki nga xam te ne dafa tuub
jóge ci kéefër ñëw nekk jullit bu tuubee dinañ nangu ay xadiisam kon nag y a pas de raison que ki wax ki sosal Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci xadiis li gën a kawe liñ mën a wax même buñ jàppee li imam kii Juwayni imam Abu Muhammad al-Juwayni rahmatullahi alayhi papa imam al-Haramayn rahmatullahi liñ jàpp li mu wax sax ne ñoom day nekk yéeféer même buñ jàppoon loolu sax même bu doon loolu la sax mais kenn du ko dàq mais éternellement bannir éternellement quoi à vie loolu dafa c'est trop sévère parce que liñ gën a mën a wax li gën a kawe moom mooy ne waa ji yéeféer la léegi bu tuubaatee ba sellal tuubam sellal lislaamam gëmaat yàlla dëgg-dëgg léegi dañuy nangu ay xadiis donc où est le problème moom am naa yooyu loolu la wax. il est tolérant quand même sur la question. oui ba pare aussi li mu wax gis nga ni yam na maanaam. bien sûr. voilà léegi nag moom nag la doon wax ne Imaam Suyuti nag rahimahullah daan ne déedéet lii ñu aqdamoon ñu jiitu ñi li ñu wax. loolu moo gën a dëgër. wa maa hakaahu al-aqdamuuna arjahu lii ñi jiitu ñi wax loolu moo gën a dëgër moo noot parce que xadiis dafa waxu yent bi la sallallahu alayhi wasallam li ci aju moo bari voilà nga ne ah waaw loolu moom nuñ koy xam mu ne daliluhu fi sharhina muwaddahu preuve yi wane loolu argument yi man ni mu ko développé leeral naa ko ci sharh bi nga xamante ne moom laa def ci Taqrib moom an-Nawawi bi ñu yegsee ci point bi dalil yi wane ni ñi njëkk ñi li ñu wax moom moo gën a noot loolu leeral naa ko fa kii bi nga def ci Tadribur Rawi moom ci boppam waaw ñun tamit leeral nañ ko foofu ci sharh bi ñu def ci Alfiya bi foofu waaw dégg nga kon ala kulli xaal. am na keneen beneen borom xam-xam. ci lan. ci xam-xam xadis ku ñu bàyyi aussi ndax du ñu bàyyi waxam. ndax dafa mais non mais ñu bari lañ. non loolu bu ñu ko bëggee topp du jeex. ils sont très yooyu yëpp loolu tamit am na ñu ci jot a tudd ci foofu. non mais en fait loolu dafa bari en fait ñi nga xamante ne dañ leen a bannir ci xadis. imam al-Waaqidi masalan rahimahullah tamit dañ ko bannir ci xadis voilà dañ ko bannir ci xadis te ci siira ay ima taarix yooyu imam la ci mais ci xadis dañ ko bannir complètement voilà ngir yu mel noonu te pourtant imam bu mag la ci taarix siira et cetera imam al-Waaqidi rahimahullah imam Muqaatil ci borom xam-xamu tafsir yu mag yi la bokk rahimahullah imam bu mag la ci tafsir moom it dañ ko bannir ci xadiis voilà gars yi amuñu comme ñun yi ñuy def de ah non ñoom dëgg rek moo leen ñor yow yaay koo mën a doon nekkal xut bu samaan buñ déggee ci yow gis ci yow luy wane ni dañoo war a bàyyi say wax dañ koy bàyyi léegi tey waaw défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa sunna oblige waaw ak ko mu tuddoon waaw nga sàbbilee rek lu nekk ci yow da ngay dem sawaraak man ngay di nga teg ñu waaw baax na waaw wëy moo tax fii lu fi nit loolu la leen Shu'ba waxoon bi mu ñëwee kii Basra ni leen yéen waa Basra def leen attention rahimahullah Shu'ba ibn al-Hajjaj rahimahullah mu ne leen yéen waa Basra def leen attention waa Irak gis ngeen loo leen sosal yenente bi sallallahu alayhi wasallam xam leen ni dinaa ko découvrir kooku moom bu leen def ne vous inquiétez pas si am na tamit Muhammad al-Maslub waaw dañ ko wax al-Maslub ndax lan ndax dañ ko pendre parce que dafa doon sos ay xadiis ñu exécuter ko ngir loolu pendre ko
mais bi ñu koy pendre moom dafa ne sos naa 4000 xadis ñu ngi doxantu seen biir moo tax imamun kii bi xalifa bi dañu ko ñun inquiété wuñ pour loolu am nañ fi ay nit ñoo xamante ne ay boroomi xam-xam yu màgg lañ loo sos dinañ ko mën a génne. seppi ko teg fee. dañ ko seppi loolu ñun amuñu ci problème moo tax ñuy wax ne borom ko yi di wax rahmatullah ne amaan na tamit daf ko wax ngir duteloo nit ñi ci xadiis yi wér yi. mais kat mi dafa bëri. voilà et que mais en vérité même waxam jooju du woon dëgg ndax xaajul bay mat loolu li mu sos mais le fait que mu bëri yu mu sos doon sos ni gars yi dañ lay sosal xadiis te wolof yi xam nga wolof it aussi dañuy sos ay xadiis ak ñu dul wolof non mais ñu njëkk ñi dañ daan sos ay xadiis bon moo tax en fait bu njëkk ba wadu en fait sos xadiis nii de manière totale lépp nga xam ne dañ ko sos complètement loolu bariwul woon avant maanaam temps saxaaba yi amul woon après tabe yu mag yi sam seen temps loolu amul woon ñëw sos xadiis de toute pièce nii loolu amul woon après la commencé am maanaam bi ñu demee ba diine ji gars yi nag commencé dugg fu ne ñu commencé raxe nga xam ne presque fu baree bari ci àdduna bi diine ji commencé na fa dugg boobu moment la raxi tàmbali gars yi di commencé sos ñii di kii et cetera et puis parloo yi commencé woon bari gars yi di toppatoo nguur gi ak yu mel noonu voilà saay-saay yi commencé jaxasoo ci biir nit ñi di wane seen walla affaire bi nag voilà moo tax nag finalement nag léegi képp ku waxati dara dañ naan ko saa li nga wax foofu ko dégg ci kan nga ko dégg mu ne diw ñu xool est-ce que diw moom ci kan la ko dégg mu ne diw ñu topp remonter chaîne bi moo tax ki njëkk wax baatu isnaad càllale mooy al imam Muhammad ibn Sirin rahimahullah tabi'i bu mag boobu radiyallahu anhu moom moo njëkk wax baatu isnaad ci moom la njëkk dégg càllale voilà voilà moo tax léegi nag ci ginnaaw gi ñoom ñi ci des ñépp moo tax Ibn Abbas radiyallahu anhu dañ naan ñun de avant fu ñu déggee qaala rasulullah sallallahu alayhi wasallam mu ne suñu noppi dañ ko daan xerawlu ubbi ko tàllal ko ngir di déglu waaye léegi ku waxati qaala rasulullah sallallahu alayhi wasallam dañ naan da wax ma yow ci kooku déggee ba pare bala ngaa yeggali wax ñu ngi ci isnaad ba pare. voilà balaa ñoo mën a solo wax ji. waaw kay. waaw maanaam tuddal ma say góor kan moo ci kan nga ko dégg kooku ku mu ko dégg avant nag ñun meluñu woon noonu maanaam taxam saxaaba yu kii ak tamit taabi'i yu mag yi mais biñ demee ba nga xam ne ñoom bi ñuy nekk mag bay xaw a màgget tuuti ci la ñoom Ibn Abbas radiyallahu anhu maanaam ci la affaire yooyu commencé. mais nag ki njëkk a wax dëgg baatu isnaad dëgg nag li tuddee ko càllale di wax ne léegi ëcca waxal mooy al imam Muhammad ibn Sirin radiyallahu anhu voilà léegi wax na tamit kii moo tax kii Abdullah ibn al-Mubarak lante da abadan waaw moom kay al-Marwazi voilà al-Marwazi ba barki démb voilà al-Marwazi voilà moom ak ñoom imam Malik ñoom ñoo bokk jamono ñoo tolloo voilà moom ak ñoom imam Malik al-Layth ibn Sa'd voilà ibn Uyayna voilà ñoom Ibn Uyayna ya Sufyan ma sha Allah alhamdulillah Allah voilà non ñoom ñett ñoom ma sha Allah Ibn Uyayna ak al-Awza'i voilà imam al-Awza'i naam voilà Ma'mar ibn Rashid waaw Ma'mar ibn Rashid waaw boobu jàpp ma ko waaw si voilà mooy waa Yaman
waaw voilà ñoom ñooñu ñoo njëkk ñooñu seen période tamit rigueur bu mag bi ñoom vraiment en fait parce que ñoom ñoo njëkk bind xadiis yi dajale ko utal ko ay bunt et cetera voilà mais sinon Abu Bakar Ibn Hazm ak mais bokkut ak déedéet bokkut ak kii non kii la voilà kii la kii tabi'i la voilà ak kii imam Az-Zuhri imam Ibn Shihab Muhammad ibn Muslim la tudd Muhammad ibn Muslim voilà dégg nga voilà moom mooy imam Az-Zuhri ñu ko wax ibn Shihab parce que maam moo tudd Shihab Muhammad dégg nga imam ibn Shihab Az-Zuhri rahimahullah ñoom ñoo njëkk ñoom ñaar ñi ñoom ñoo njëkk bind téere xadiis en fait ñoom ñoo njëkk bind xadiis yi dajale ko nii def ko téere mais ci ay këyit lañ ko bindoon nii tasaaroo mottali liggéey bi dëgg Abu Bakar ibn Hazm la ko Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu anhu digaloon mais mujj ko yeggale mais imam Az-Zuhri nag moom mooy ki ko def dëgg-dëgg bind ko ba mu nekk téere ni bu ñu téye moom moo ko njëkk a def déedéet nekkul woon sax musnad da ko bindoon ni dajale quelques xadis nii rek téye ko dajale téye xadis yi mu bind ni mais ñu njëkk a bind nag dajale ko nii def ko mu téere bu ñuy téye ba pare mu ñu teg ko ci ay bunt mooy ñooñu noonu voilà d'accord mooy groupe bi ma la wax léegi nii d'accord léegi après ñoom imam Malik ñoom Ma'mar ibn Rashid ñoom Abdullah ibn Mubarak al-Marwazi ñoom Bishr naka ñoom Ibn Uyayna ñoom al-Awza'i voilà et cetera. d'accord mooy groupe imam Layth ibn Sa'd ñooñu groupe boobu la voilà imam Ibn Mubarak nag rahimahullah moom moo doon wax nag al isnaadu min ad-diini wa lawla al isnaadu la qaala man sha'a ma sha'a isnaad ci diine la bokk càllale yi ci diine la bokk dafa bokk ci diine dañ ko war di toppatoo càllale yi parce que su dul woon loolu kon ku mu neex day wax lu ko neex walaw lal isnaadu la qaala man sha'a ma sha'a ku mu neex comme ñun wolof ni ñuy def rek ku mu tey fi mu toll ku mu neex mën nga ni sëñ Babacar nee na kan moo lay weddi kan mooy taxaw ne de sëñ Babacar musta wax li ku koy wax nuñ koy weddee wala nga ñëw ne sëñ Fallou Mbacké nee na kan mooy wax ne du dëgg fan naka la ñuy mën a prouver ni yow de kenn du ne du dëgg parce que de toute façon xelam moo dul dem ci ne daf laa war a laaj yow ci kan nga ko dégg en fait maanaam même le simple fait que mu am réflexion laaj nga yow lii ku ko wax ci kan nga ko dégg mu ne la benn paa mu jeex te mbir mi du demee noonu wala mu ne la benn mbàkke ba ko wax waaw wax ji dafa large trop dafa large dafa yaatuwaay boo xam ne mu ne fu wala ku dëkk Touba ma ko wax xam nga fi mu tollu voilà d'accord alors que mbir mi du demee wut war du demee noonu ku la ko wax nga ni diw diw d'accord kooku ku ko wax mu ne diw kooku ko wax mu ne moom ci jëmi boppam ne waa baax na léegi ñu remonter chaîne bi et puis xool ba xam dëppoo na war nañoo bu mën a bokk jamono wala déet est-ce que bu dee bokk nañ jamono tamit est-ce que war nañoo mën a gisee ndax est-ce que rencontre bi possible na voilà. mais déjà rek ci loolu instant bi bu ñu ko réglé rek léegi nag beneen problème bi mooy seqa yi est-ce que nit ñi wér nañ waaw loolu moom beneen affaire waaw non ay problème yi
affaire problème xam-xam ilmul hadith ay problème rek ngay lijjanti. mais ba ñoom imam Malik rahimahullah ak ñoo bokkal génération. commencé vraiment dajale kii ñi topp ñoo xam ne dëgg def nañ benn liggéey. mooy ñoom imam al-Bukhari. waaw ñoom la Muslim. waaw ñoom la ak waaw mais même avant ñoom imam Ahmad ñoom imam Ahmad ñoom Shafi'i ñoom tamit def nañ liggéey ci bay nañ seen waar ci mbir mi. ñoom Abu Dawud at-Tayalisi pas bii mais at-Tayalisi. ñoom voilà groupe boobu quoi ñoom tamit def nañ liggéey bu mag a mag a mag a mag ñoom Ishaq ibn Rahawayh ñoom Ali ibn al-Madini. waaw ñoom ay. voilà ñoom aussi ils ont voilà ñoom tamit def nañ liggéey yu rëy rëy surtout ñoom ay masanid lañ daan gën di dajale. ñoom imam Abdur Razzaq as-San'ani et cetera. ñoom al imam Abu Bakr ibn Abi Shayba ak magam bi Usman ibn Abi Shayba. groupe boobu ñoom ñëpp tamit def nañ liggéey yu rafet ci buntu gaa yu baax yooyu wallahi gaa radiyallahu anhum ajma'in yàlla na leen yàlla fay gën di fay ci liggéey bi ñu defal voilà parce que su dul woon ñoom moom c'est sûr que tey jotaay bii du am parce que tout simplement liggéey yi nga xamante ne moom mooy liggéeyu xam-xam bi ñu waroon def préalablement moo dul am ba ñuy bind téere yi ba ñuy et cetera voilà ñoom dëgg-dëgg ñun ñëpp amal nañ leen jukkal. voilà radiyallahu anhu amiin léegi nag après ba imam Muslim ñëwee. ñoom après ñoom imam Bukhari. léegi nag non après non mu waa kutubu sitta mooy ñeneen waa ashaabu sunan non ñoom ñëpp ñoo bokk jamono. imam Bukhari nag moo doon xaw a mag tuuti. voilà mais ñoom ñëpp ñoo bokk jamono. c'est la génération d'or. voilà c'est ça. waaw ñoom voilà c'est ça. voilà ñoom voilà siècle boobu mooy troisième siècle bi mooy siècle bi gën a riche presque ci xam-xam xadis. voilà parce que fekk na voilà ci la fekk ne gars yi dajale nañ ponkal yi ñëw nañ dëkk bu nekk réew mu ne. gaa yi doon dajale xadiis yi dajale nañ xadiis yi presque yi fi nekk léegi ñoom dañu amoon rek travail yu seggaat ko voilà tënk ko ci ay téere yoo xamante ne seen objectif day gën a précis et que liggéey bi dafa gën a moins difficile par rapport ak ñu njëkk ñi voilà même bu dee voilà en tout cas mais ñoom tamit dafa laajoon ñu am yitte yi mën a dajale xam téere yi imam Bukhari rahimahullah par exemple kii am yi mu ne daanaka ci 600 000 xadiis la ko dajale saxiixam bi voilà yoo xamante ne voilà imam Muslim tam rahmatullah alayhi daanaka loolu la voilà imam Abu Dawud rahmatullah nee na man bind naa 500 000 xadiis yoo xamante ne dama cee segg 4 junni à peu près yi nga xamante ne ñoom ñoo gën a dëgër voilà 4 junni yoo xamante ne xam-xamu xadiis maanaam xadiis yëpp dañuy wër-wërloo ci 4 junni xadiis yooyu voilà 4000 moo tax imam al-Ghazali rahmatullah alayhi doon wax naan képp koo xamante ne sunan Abu Dawuda mi ngi ci sa ci sa kër ak alquran lépp loo soxla pour mën a génne àttey xam-xam yi mi ngi ci biir voilà boo amee sunan imam Abu Dawuda alquran sunan imam Abu Dawuda parce que imam Abu Dawuda rahmatullah alayhi dafa effectivement moom tamit loolu la dajale amul même rigueur ci c'est pas parce que mënul bind comme ni al-Bukhari bind wala comme l'imam Muslim bind déedéet mais c'est que objectif yi ñoo bokkul voilà moo tax rawaa naka la jumlatu sahih an-nubala مثل ما قضى في الماضية أجب بأن مسلما فيه شرط ما صح فمنع عن لذي الحسن يحب voilà rawaa Abu Dawud aqwa ma wajad voilà loolu la rawaa Abu Dawud aqwa ma wajad thumma ad-da'ifa haythu ghayruhu faqad voilà imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala moom tout le temps ni mu bind téere mi tamit mooy day xool li gën a dëgër ci li nga xamante ne moom la daj moom la am aqwa ma wajad
c'est-à-dire que su ñëwee ci benn bunt moom sunan la bëgg la dajale maanaam sunan mooy téere xadis lay doon wax ne day dajale yi nga xamante ne day permettre nga mën a def sa jaamu yàlla moom loolu rek la dajale c'est-à-dire que du wax ci ay histoire du wax ci ay siira yent bi sa yoo xam ne du affaire jaamu yàlla comme par exemple du wax ci magasin yi xare yi ak yooyu à part suy wax ci masalan affaire butin de guerre ak yu mel noonu maanaam wala yenn àtte yi jihad nan lañu war a xeexe booy ci xeex am yenn ñoo ci maanaam mais pas comme par exemple ni ko waa siira di toppee du wax tamit par exemple maanaam daal yi nga xamante ne voilà du wax ci ay manaqib par exemple naan jaloore saxaaba diw lii la jaloore saxaaba diw lii la et cetera yooyu par exemple du ci wax moom voilà moom daal li muy wax mooy li nga xamante ne moom mooy permettre nit ki def jaamu yàlla am sunan loolu la léegi mu dajale loolu bu mu ko dajalee nag mais moom charte bi mu tëralal boppam mooy daf ne sama téere bi moom ndax ci risaala bi mu bind waa Makka loolu la doon wax mooy moom la imam Suyuti do xam naa qaala Abu Daawud an kitaabihi dhakartu ma sahha wa ma yushaabih wa ma bihi wahnun aqul wa haythu la fa saalihu léegi mu tekki ne fa ibnu salaahi ja'ala ma lam yudaa'ifhu wala sahha hasan ladayhi ma jawaaz annahu wahan voilà dégg nga kon loolu maanaam moom imam Abu Dawud rahmatullahi alayhi loolu la wax ci téere bi dafa ne zakartu ma sahha wa ma yushabih maanaam tudd naa ci lii wér ak yi nga xamante ne jege nañ ko maanaam jege nañ ñu wér mooy xasan wa ma bihi wahnun aqul lépp loo xam ne wax na daf ci am maanaam mooy ak doyadi maanaam xadis bu daif la aqul damay wax ne xadis bi dafa daif imam Abu Dawud da ko vraiment su solowee xadis ci téereem xadis bi daif dina ne xadis bi kat dafa daif waaw wama bihi wahnun aqul waxay su la waaye su ma waxul dara noppi ci benn xadis waxuma ne wér na waxuma ne wérul fa saalihun maanaam mooy mëneef na koo jëfandikoo Allah léegi nag mu ne nag fa ibnu salaahi ja'ala ma lam yudaa'ifu wala sahha hasan ladayhi ma jawaazi annahu wahan voilà voilà mu ne nag imam Abu Amr ibn Salah rahimahullah yàlla na ko yàlla fay liggéey bu rafet la def ci ilmul xadiis xaqiiqatan xam-xamu xadiis dafa am ay deux étapes bu njëkk bi moom mooy avant Ibn Salah mais al imam Ibn Salah rahimahullah bi mu ñëwee vraiment def ci liggéey boo xamante ne yeneen téere yi ñu bind ci ginnaawam yépp ci muqaddima boobu moom la ñu déparé presque donte dinañ di déparé aussi ci yenn téere al-Khatib al-Baghdadi bi ak ulumul hadith voilà ak yu bu imam al-Hakim rahmatullah alayhi et cetera dégg nga mooy al-Madkhal voilà mais kii fii moom non vraiment masha Allah imam Abu Amr ibn Salah rahimahullah yàlla na ko yàlla fay ngeen di fay moom dafa ne ci téere dafa wax ci xam téere imam Abu Dawud rahimahullah mu ne maalam yu daf ni wabnu Salah ja'ala maalam yu da'if wala saxa xasan lépp loo xamante ne gis nañ ni du xadis bu saxeex waxul ne saxeex na ba pare waxul ne da'if na imam Abu Dawud waxul ne da'if na rahimahullah moom dafay jàpp ne xadis boobu xasan na mu ne mais nag ànd ak ma jawaaz annahu ànd ak ni am na possibilité que ne xadis boobu wérul en fait voilà loolu tax mu ne fa in yuqal ma lam yuda'if wala sahha hasan ladayhi ma jawaazi annahu wahan fa in yuqal qad yablughu sihhata la qulna ihtiyatan hasanan qad ja'ala voilà mu ne bu fekkente ne dañ wax nag ne mais imam Ibn Salah rahimahullah li mu wax lu tax mu ne xasan na alors que imam Abu Dawud daf ni rek baax na bu fekkente ne dañ ne mais pourtant xadis boobu mun na nekk ne saxiix la du xasan rek mu ne waaw mu ne dañ naan ixtiyaatan ngir sàmm moo tax xasanan qad ja'ala mu def ko ne dafa xasan bañ a wax ne saxiix la voilà mais imam Abu Dawud effectivement loolu la def mooy moom ni mu doxale mooy loolu
maintenant nag boo lu ñu too dëgg-dëgg xadiis yi nekk ci sunan imam Abu Dawud rahimahullah te waxul na saxiix na waxul xasan waxul na dayif la am na ci yoo xam te ne effectivement dafa xasan na mais am na yoo xam ne dañoo dayif effectivement loolu nag moom moo mais imam Abu Dawud pour dire daal en tout cas ci gàttal procédé bi mu defar mooy moom day ñëw bu xoolee benn buntu boo jël comme par exemple buñ ne kitaabu salaat waaw mais loolu kitaab la mais buntu baabul miyaa par exemple baabul miyaa ndox voilà par exemple bu ñëwee ci buntu ndox par exemple day xool xadiis bi gën a wér mu indi ko su fekkente ne xadiis yi mu yor yépp wéruñu amul benn bu ci wér ci benn masala mu bëgg ko traiter masala boobu mais amul benn xadiis bu ci wér danaan d'accord amul xadiis bu wér certes mais dinaa jël xadiis bi nga xam ne moo daif mais bi gën a wér ci daif ci buntu boobu maanaam moom xadiis gis nga loolu la mooy voilà mooy rawaa aw Abu Dawud aqwa ma wajad li gën a dëgër ci li mu fekk gis ci xadiis yi moom lay indi ci téere bi mu ne summa da'ifa topp nag mu doog mu indi da'if xaysu waaye kañ saa yoo xamante ne ghayruhu faqat leneen lu dul da'if amul ci buntu boobu mu indi xadiis boobu moom noonu la doxale voilà loolu moom moo tax am na benn borom xam-xam bu doon wax ne man bu ma gisoon imam Abu Dawud damay fóon jëbi ñu ne ko lu tax mu ne ndax ni mu exceller ci ni mu indee téereem bi te deful ni ñoom imam al-Bukhari ak imam Muslim voilà c'est-à-dire que moom indi na ay xadiis yu daif ci téereem parce que loolu tam dafa important le fait que ñuy mën a xàmmee ne xadiis bii existe na mais nag wérul moo tax imam al-Bukhari rahimahullah doon wax ne moo tax intéressé wu ci xadiis yu daif bi aussi dafa am solo imam al-Bukhari rahimahullah da ne mokkal naa 100 000 xadiis yu wér ak 200 000 xadiis yu daif ban njariñ moo nekk ci mokkal xadiis yu daif mooy pour au moins ma xam ne wérul ba bu mu ko dajee feneen ma gis ko feneen ma xam ne lii moom wérul ñu ngi lay ñaan insha allah nga jàppale ñu borom bi yombalal la insha allah alfiya bi amiin yàlla ñu motal amiin insha allah ndaxte wax dëgg yàlla alfiya bi am na solo lool si wax dëgg yàlla non mais ilmul xadiis ci boppam moo am solo ilmul xadiis ci boppam moo am solo si xam-xam bi wër-wërloo ci ni yenent bi meloon sallallahu alayhi wasallam ci ni mu daan waxe ak la mu daan wax ak nan la daan defe ak la mu daan def ak nu mu daan doxale ak nan la daan doxale xam ngeen ni lii amul lu ko gën a tedd xam-xam buy wër-wërloo ci loolu lan moo ko gën a tedd waaw mais nag dafa metti parce que nit ñi nga war a xam seen tur xam seen dëkk xam kañ la yan ban époque lañ dund xam ban génération lañ bokk xam naka la xam ñan lañ daan àndal xam seeni sëriñ xam seeni taalibe et cetera xam ndax dëgër nañ wala dëgëruñ ak bu ñu werantee ci ne ndax kooku dëgër na wala dëgërul nan laay xàmmee weeni dëgëruñ ak waxu kan lañuy bàyyi xel voilà ak kuñ dul bàyyi xel ak naka ak lan moo tax ak am na tamit ñoo xamante ne bu ñu soloowee xadiis day wér mais ba mu des bu fekkente ne ci diw lañ ko soloowee loolu moom dootul wérati boobu wérul wala koo xamante ne ci ñu ko mu soloo wérul ba mu des ci kenn kooku moom fu mu soloowee ci moom loolu lu wér la yooyu yëpp day am donc et cetera maanaam mbir mi dafa laaj teqantal ak xóotal ak voilà xam-xam bu passionnant la rek aussi gisuma c'est rare xam-xam bu passionnant yooyu noonu mais dafa dense aussi voilà dafa passionnant mais dafa dense te dafa laaj rigueur laaj aussi yitte bu mag a mag yitte bu rëy boo ko amee waaw yitte bu rëy la laaj
voilà mais kon ala kulli xaalin kon voilà yii yëpp comme niñ ko gisee voilà voilà wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in